ne cherche pas simplement des parrains parce que dañuy wut la ñu am déedéet dañ naan ñu souhaitons toujours solidifier le cousinage à plaisanterie de sorte que même suñuy parrain dañ koy tànn ci suñu diggantey cousin parrain pël parrain joola parrain séeréer ndax dañoo dem ba gis ne ñoom it loolu la ñuy bëgg a dund ak ñun d'ailleurs loolu moo waral depuis bërki démb ba léegi ñuy permettre suñu mbokk jolaay ñëw communier ak ñun tijji pecc mi bërki démb depuis démb biñ fi jógee tey ñu xëy dem seeti roi Sibilu Mbay Jeeju defal ko benn mention spéciale xëyaat tey encore invité suñu mbokk pël yi ñu ànd ak ñun bu doon ñun neen kese du neexee ni mu war a neexee mais c'est parce que suñu cousin yi jàpp nañ ci moo tax mu agsi fii moo tax ma leen di beral cette mention spéciale là. di wax rek ne lii mooy jàmm séeréer joolaa waruñu am jafe-jafe séeréer warul am jafe-jafe ci joolaa ndax joolaa yi dañoo fonk séeréer yi joolaa bëggul lu métti séeréer bëggul lu ko naqari du ko def mukk lu ko naqari donc loolu yomb na moo tax may wax ni ko càmm fàttale ma wax séeréer yi ni góorgóorlu leen boobu dara ñaaw jóge ci yéen nekk leen ci liggéey bi muñ leen ndax nag dëkkin bu neexul gan ga la donc loolu mooy li may sant sama mbokku séeréer yi nañu góorgóorlu ndax Aguène ak Diambogne dafa nekk la nga xamante ni daf ñu mag yàgg na lool donc nañ ko bàyyee xel xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñu war a ànd ci loolu dëkk bi boo fi nekkee fa nga bokk ba nga fay jóge may wax rek ni culture dafa am solo Senghor moo ko waxoon ne culture moo njëkk te mooy mujj ci développement donc ma ne jàmm bi nga xamante ni moom la ñuy sàkku ci Casamance ay pexe yu bari ñoo ngi koy def mais jàpp naa ne buñ ci yokkee culture dinañ am jàmm ci du gaaw ndax instant bi ñu toll nii kenn merul bu nit ñi di fecc di woy di nekk ci baneex jàmm rek la ñuy am moo tax ma ñaanoon càmm waa Jambugum ne leen 6 mois yu jot nañu def lu mel nii def suñu ngel bu neex bokk ko waa Casamance yëpp dëkkal cosaan dundal cosaan ñu ñaan jàmm yàgg Casamance. lii su amul woon fan la nit ñi jëm ndax stress amee na nit ñi dalatunu nit ñi ñu ngi jànnaxe nit a ngi dox di waxtu nit a ngi jox yaa ngi dégg di saagatu ku wax mu de jàmm sax mu def ko muy ay waaye lii ma fa gis tey te jàmm gum amal ka lu bon bon ku fi ñëwoon ak jànnaxe ku fi ñëwoon ak jàqare sa soxna mere woon la walla nga mere woon sa soxna dama ne guddi gi internet bi tax na nga fàtte loolu yépp kay waaye li nga xam ni moo nu gën a neex dañu wax ni nit ki su demee ba tumuranke ba deseetul ñàkk na lépp ñàkk na ka la nga xam ni moom lay desee te mooy si li bañ ko bàyyi du dara du dul culture boobu te culture boobu yéen ngeen di deqal fii ngeen toll avec votre association Jambugum waaye nag li ñu si gën a neexati mooy que ni wéeto yoo ko def ko dara dàqu ko yéen ni ne la seeni biir waaye nag ngeen dem fekk si le grand penseur parlant de culture a osé dire ouverture et enracinement ngeen ne kat duñu ko wéete yow daañ si xajal pulaar yi daan si xajal tamit joolaa yi bu si nekk yaa leen xam lu tax ngeen leen si xajal waaye nag su ngeen ko defee enrichissement rek la loolu di ñaan rek la culture yal na rek jëm kanam ndax ku ko amatul rek deseetuloo dara amatuloo benn identité kenn du la ràññee si dara waaye ku ñu ràññee ku ne nekk ginnaaw sa carte d'identité nationale sa culture lañ la ràññee kon boog loolu kenn waru ko sàggane et c'est ça qu'a compris n'est-ce pas la communauté sérère fii ñu nekk yaa ngi dégg di ko dundal googu ñu koy dundal yàlla nañ si yóbbaale kenn ku ne dama ne kenn bàyyiwul culture am waaye la façon bi ngeen koy defee c'est typiquement exemplaire et ça doit créer l'émulation chez les autres ñu di ko amal périodiquement ndax wax dëgg yàlla la culture jëm kanam. Jambugum nag en séeréer mooy jàmm laa bëgg donc defe naa ne ñun ñëpp tey liñ fi jiital mooy jàmm donc ci loolu ngeen di dox loolu ngeen di woote tey impliqué joolaa yi parce que fii nous sommes en pays joola nous sommes en pays pulaar nous sommes en pays parfois soose mais loolu yëpp mooy Sénégal une nation la quelle que soit suñu ethnie d'appartenance
ñun ñëpp ay sénégalais lañu te loolu moo gën a am importance lii nii ñu gis vraiment dal na suñu xel moo tax vraiment maa ngi leen di ñaax di leen encourager gouverneur wax na ko ngeen gën a góorgóorlu nag ay ambassadeurs yu digne ay ambassadeurs yoo xamante ne dañuy représenter les Sérères en Casamance parce que nag vous leur devez ça biñ ñëwee depuis démb li ñu gis fii vraiment c'est rassurant ñun ay buur lañu fii séeréer bu fi wàcc buur la fi donc loolu da ngeen ko war a suuxat da ngeen ko war a renforcer yow ak sa équipe loolu la ñuy xaar ci yéen moo tax ñu ñëw def délégation bi vraiment une vingtaine de personnes jóge Ñaaxar ñëw pour fekke si mbir mi parce que lu am importance la waxoon naa ko aussi ce matin étudiants yi ku wax étudiant wax jeunesse li ñuy wax nii ci renforcer paix bi renforcer liens yi war a am entre les ethnies étudiants yi ñoo ci war a jiitu parce que nag yéen a war a assurer la relève maa ngi leen di ñaaxaat ngeen taxaw derrière vos aînés pour gën a dëgëral les liens entre l'ethnie sérère et les ethnies de la Casamance. donc Macodou maa ngi lay dalal di la gërëm aussi si jàppale bi ngay jàppale étudiants yi je pense que le président Alioune Badara Thiam ñëw na wax ma ko ñu ngi si benn solution boo xam ne aussi juñu na ko je pense que bu ñu fa jaaree les étudiants qui sont ressortissants du Sine bu si ñëpp jàppee dinañ mën am foo xam ne fa la ñuy dëkk parce que mën na leen may benn bërëb boo xam ne nit ñi dañu fa mën a tabax benn dëkkuwaay boo xam ne bu ñu ñëwee bu ñu jógee foofu du ñu sonn comme lu ñuy sonnee si année yi donc di leen gërëm vraiment si li ngeen ñu jagleel bés bi en nous mettant président d'honneur de cette soirée daje fi aussi ñoo xam ne ay doomu Casamance yu am valeur lañ lu mel ni sama sœur bi di Assom Aminata Diatta je tiens à ce que ñëpp ñoo xam ne dañu fier ci seen culture parce que je pense que c'est ça aussi mooy identité nit ki moi je suis toujours fier de voir les gens qui se réclament d'où ils viennent qui se réclament de leur communauté parce que ku nekk bu ko defee je pense que suñu culture du réer moo tax tubaab bi gën ñu continuer di ñu dominer parce que foo dem nag dina am ay centre culturel français am ay lii bu ñu ko defee c'est parce que dañu bëgg a fësal seeni culture donc ñun aussi c'est à travers ces actions là la ñuy fësal suñu culture c'est pour di leen wax ni que jàmbugu mu soobee yàlla de lépp loo xam ne su mu ngeen ko dinañ nekk seen ginnaaw di leen dig rek bu nawet bi demee ba jeex dinaa leen indi Youssou Ndiol pour mu tëggal leen fii loolu man maa leen ko dig parce que comme ni ko gouverneur waxee je pense que ci les 6 mois jar na ngeen di di tëgg yu mel nii pour faire revivre la culture sérère mais aussi gën a vraiment gën a dëgëral cousinage bi